أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله جل جلاله وعز كماله وتقدست صفاته وتعالى عزه وكرمه وأصلي وأسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاه أجمعين mbokk yi nga xam ne ñoo safoo di suivre fi nga xam ne mooy Africa 7 ñu ngi amaan mbégte bu baax di ñëw jàkkaarloo waxta yéen si tombu jàngale yi nga xam ne moom la ñuy amal ajuma bu jot ci waxtu bi di nuyu ñi nga xam ne ñoo ñu suivre ñëpp di wax salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu di nuyu kilifa diine kilifa aada yi di leen ziyaaru bu baax macha allah di nuyu ñi nga xamante ni itam ñoom ñooy waa diaspora bi di leen fàtte ñu leen ziyaaru bu baax macha allah di nuyu képp koo xam ne mu ngi ànd ak ñun ci li nga xam ne moom mooy Ar-Rushdu di nuyu bu baax a baax suñu directeur général Alioune Ndiaye di ko sant bu baax di ko gërëm ak képp koo xamante ne mu ngi jàppalanteeg moom ci liggéey bi di sant ñëpp ñi nga xam ne ñoo soppee Ar-Rushdu rawatina suñu mbokk mi nga xam ne moom la ñu daloon ajjuma bi weesu di oustaz professeur Ilimane Niang ñu doon waxtaane tomb bu am solo mu man ni incha allahu tey ñu dikkaat ak beneen tomb ak beneen gan mu man ni da ki nga xam ne moom la ñu amal ci gan dootuñu leen ko présenté ti ci taxawaayam ci li nga xamante ne moom mooy wàllu l'islam ak ni nga xam ne moom lay doxale su ko defee incha allah dañ koy bàyyi rek mu nuyoo incha allah. alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakatuh. waaleykum salaam wa rahmatullah. Cheikh Mouhamed Oustaz Mouhamed Mbengue ñu ngi lay nuyu di la dalal jàmm. alhamdulillah di la wax dalal ak jàmm yaag ñi nga àndal Papa Oumar Diop ak Papa Sarr ñu ngi leen di nuyu bu baax di kontaan ci jotaay bi di ñaan yàlla lépp luñ fi wax yàlla na nekk njëriñal umma bi yàlla na nekk njëriñal Sénégal nekk suñu njëriñ di sant seen télévision bi ak seen directeur général ak ña fay nekk ñëpp et di leen ndokkeel. alhamdulilah jërëjëf macha allah ñu santaat ko bu baax a baax ki nga xam ne moom la ñuy dalal tey mu doon koo xam ne comme ni ñu ko waxee sànq dootuñ ko présenté di ci réew mi tey nag ñu nga xam ne ñu ngi fii nga xamante ne moom mooy cité Faysal fekk si fii nga xamante ne moom mooy professeur wala ñu wax ne imam Ismaïla Deme nekk imam ratib fi nga xamante ne moom mooy cité bi jiite woon itam li nga xamante ne moom mooy ligue des imams nekk ci ay at yu bëree bëri macha allah ba retraité waaye macha allah maanaam ligue islamique mu doon koo xamante ne taxawaayam yaatu na lool su ko defee ñu ngi koy sant bu baax a baax di ko gërëm imam tey ñu ñëwoon tànn itam benn tomb jàngale comme ni ñu koy defee jamono bu nekk mu doon tomb jàngale boo xam ne tomb la bu yaatoo yaatu ndax tomb bu nekk waroon nañ ko mën a waxtaane waaye suñ ko dajalee dafay wane ne l'islam dafa màgg l'islam dafa riche ndax su fekkente ne dañoo wax li nga xamante ne moom mooy l'islam ñu wax démocratie waxaale itam li nga xam ne moom mooy laïcité waaye nag ci biir réew mi nan lañ koy mën a jàngate mu doon loo xam ne loolu lu am solo la mais laata loolu dama bëggoon jox imam rek moom mu présenté ma boppam d'abord ndax kenn la koo xamante ne nii macha allah li ñu wax ci moom ci présentation xëñ na néew na waaye bëri na ay activités yoo xamante ne nii moom bu ngi koy def ak itam nekk xalifa ci benn dëkk du ma bëgg bàyyi mu waxal dëkk bi boppam su ko defee ñun ñëpp ñu mën a jariñu ci loolu incha allah. waaw jërëjëf Mouhamed xam naa ne nit présenté boppam dana nekk lu diis parce que nit moom waxul wax boppam. bàyyi nit ñi wax waaye pour ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan rek ñun jaamu yàlla lañu bu dëkk Fuuta. ca département de Podor. fu ñuy wax Île à Morphil. sama waajur wu góor waa Jamaa Alwali la soxe ko. Jamaa Alwali dëkku diine la. bu yàgg dëkk lay ji gën a jëkk a jot diine ci fleuve bi. Jamaa Alwali boo déggee ñu ne Jamaa Alwali dañ ko askanale Alwali ñun ñooy Alwali chef de village ba Alwali la ndemeen yi fa nekk ñëpp Alwali la ñu ku ci jot chefferie bi Alwali lañ la tudde waaw foofu loolu mooy Jamaa Alwali à quelques kilomètres de Podor foofu laa soxe ko waaye nag man fii laa màggee fii laa jàngee fii laa màggee dem jóge fii dem Maroc bi ma demee Maroc bi ma jógee fii dem Maroc 15 ans laa am
defe naa ñi ma àndaloon sax ñoom mag foofu am na ci ñoo xam ne ñu ngi fi ba léegi. bi ñu jógee jàng ba am suñu licence ñëw mottale ko université de Dakar. Cheikh Anta Diop ak suñuy activités yi. waaw li ñu teree eggale njàng mi ba mu kawee lool. mooy wut dépense. yàlla def na man kenn la. aw ma mag aw ma rak. waaye nag yàlla joxoon na ma xéewal boo xam ne am naa ci ay mag yu ma épaulé. bi ma amee bi ma commencé liggéey di jàngale. ci laa joteeg ñoom jàppanteeg ñoom. ñuy liggéey ci l'islam. ci fédération des associations islamiques. muy Cheikh Abdoul Aziz ak Cheikh Moustapha Cissé yàlla neen yàlla yërëm te yéexal. waaw kon ñooñu laa doon liggéeyal lool. ci cadre islam ci fédération des associations islamiques du Sénégal. mais man ñi ma formé dëggantaan bokk naa ci ñi nga xam ne ñoom la seen waajur jëkk a jël seen loxo jox Cheikh Touré. yàlla na ko yàlla yërëm. 1953. ba ñu ubbee seen école ba ca fiic miic. xëy na am nañu fa bokk fi mu ne. ñoo ngi may dégg. ñoom Doudou Guèye ñii ñoom Aram Seck ñoom da nga maam Mamadou Ndiaye docteur Mamadou Ndiaye ñoo ñëpp daal ay anciens élèves bu ICM lañu union culturelle musulmane. jërëjëf macha allah foofu am na solo mooy jaar bi rek. macha allah xëy na bu ñu ko toppee. waaw dina am solo. mais bu waaw ñuy jeexal incha allah ñu ñëwaat ci. waaw su ko defee mu gën a yaatu. comme ni ma ko junjee sànq nag ñu ngi tànn tey benn tomb jàngale imam. mooy l'islam ak li nga xamante ne moom mooy démocratie wala almania fi Sénégal. waaw mu doon tomb boo xam ne tomb bu yaatu la. mais dama bëgg nga waxal ma d'abord lan mooy l'islam. waaye yow laaj nga laaj bu rëy. ci biir thème bu rëy. di nga tànn te wax ci thème bi dafay jafe. ndax danañuy essayer rek analyser ndax ñu ngi ci àddina boo xam ne fi mu ne. nit ñi attanatuñu critique. te critique nag positive mooy doxal réew. islam nag. ni nga ko laajee pour wax ne lii mooy l'islam. islam dafa am lu ko yenu lu mu toog ci lu sookal la am. waaw fondement wu islam. ni ko yonente bi wax qawaidul islam xamsa buniyal islaamu ala xams. loolu mooy islam bu ñuy wax islam nag shahadati an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa iqami salat wa itaa zakat wa sawmi ramadan wa hajjul bayt liman istata ilay sabilan loolu jarul ñu ci yàgg. bala ngay dugg islam néeg la boo xam ne bala nga ci dugg nga def loo nga wax loolu nga ne ashhadu an la ilaha illallah loolu mooy théorie bi booy seet nag loolu daf lay dugal ci umma bi waaye du tax nga nekk jullit àqan dafay am yeneen yu des islam iman ak ihsan bu ñuy faram-fàccee classiquement li sa laaj mënuñoo bañ a wax loolu. mënuñoo bañ a wax képp kuy wax ci lislaam mënoo bañ a wax islam mënoo bañ a wax ci iman nga xam ne mooy lépp waaw islam boo ci jëndee iman dara da coto so waaw imaanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil axir wal qadari xayrihi wa sharrihi waaw nga gëm yàlla gëm yonent bi gëm malaaka yi gëm téere yi gëm yonent yëpp gëm ba su penc ma dégg nga maam ak ndogal li baax ca ndogal la ak la ca bon yëpp xam nga loolu c'est classique ñëpp xam nañ ko loolu la ñu njëkk jàng bu ñu nekkee ibtidaa yi bu ñu lay jàngal maa huwal islam mais c'est très important mu te desalgul des na du tax na nga nekk jullit bu baax déedéet yow léegi jox nañ la théorie confession bi dugg nga wax nañ la foi bi mu ngi sa xol bu amul mu nekkul sa xol loo def kenn du ko nangu
mu des nag ihsaan nga wax nag rafetal loolu nag mooy problème mu àddina bi fi mu ne al ihsaan bari na kuy julli bari na kuy woor bari na kuy def lu baax mais ihsaan ci boppam moo koy manqué waaw ihsaan nag classiquement bu ñuy wax rek li ñëpp xam ne huwa an taabudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak loolu foofu la ihsaan tàmbali foofu la jeexee maanaam di def loo xam ne yow xam nga ne am na ku lay contrôlé yow te mënoo mucc ci loolu contrôle boobu moo tax boo koy jaamu da ngay xam ne mu ngi lay gis yow boo ko gisul tam moom mu ngi lay gis foofu lay mbir mi nekk loolu nag day am jeexitalam ci say action actes yi ngay def sa relation ak nit ñi sa relation ak société bi sa relation ak waxuma la sax sa diine mais sa boroom ak li ngay def yooyu yëpp dafay tax ngay sellal loolu yaa ngi bugg nag dugg boo defee loolu nag yaa ngi bugg a nekk ma véritablement jullit waaw ci gàttal rek mais xamale lan mooy islam tontu islam boobu ki koy tontu bu dee philosophe du ko tontoo nii bu dee ilmul kalaam la jàng du ko tontoo nii bu dee suufiyanke la du ko tontoo nii parce que kon xam nga ay islam nekk jullit dëggantaan ay degré la ay compréhension la jërëjëf macha allah maanaam bu mën a déggee bu baax daal mooy wane nga ne l'islam bu fekkonte ne dañu koy jéem a atte ci wala boog jéem ko indi ci côté boo xamante ne côté classique la nga wane ne mooy ponk yi nga xamante ne moom mooy dëgëral l'islam comme ni ñu ko xamee jaar nga ci jarul ma ci ñëwaat nga wax ne itam pour suñu l'islam jag faw ñu nangu li nga xamante ne si moom mooy critique waaye nga wax ne critique boobu nag mënul ñàkk ci jullit bu koy nangu moo xam bu positif la wala bu négatif mais daf ko war a nangu nga wax ne itam ne l'islam gi pour mu jag faw ñu def li nga xamante ne moom mooy rafetal mooy al ihsan nga xam ne daanaka l'islam gi gu doxee dañu naan loolu moom mooy li ko doxal ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax nga ko ni mu nga waxee ne mooy nga jaamu yàlla mel ni yaa ngi koy gis soo ko gisul itam gëmal ne mu ngi lay gis loolu mbokk yi pour ngeen dégg ko ci li mu bëgg a waxe mooy yéen ñi nga xam ne yéen a toog jàkkaarloo ak yéen nañ jàpp ne yéen ak ñuy gis même buñ leen gisul yéen ak ñuy gis kon li ñu war mooy ñu rafetal kon loolu la jublu ci wax bi mais imam dafa am loo wax ci biir wax bi maanaam rafetal ma dégg ci ne yaa ngi bëgg a tuddaale li nga xam ne moom ittihaadul muslimin mooy benn jullit ñi te gis nañ ne bu ñu waxee l'islam daanaka dañu waroon jàpp ne mooy bennoo dañu waroon jàpp ne mooy defandoo mooy yëkkindoo mooy bàyyindoo waaye l'islam daanaka appréciation bi nga xam ne ñun moom lañ ci am mooy l'islam dagg loxo wala l'islam boo xamante ne l'islam bu texala ko wala par rapport ak yu bëri surtout li nga xam ne moom la ñu génn barki démb rek muy tabaski bi ñu gis ne ba tey dañoo tolluwaat ci di am li nga xam ne moom mooy ixtilaaf loolu muy indil ci loolu jërëjëf xam nga bu ñu waxee islam bokk na ci li koy dëgëral mooy ñaari mbir benn bi mooy waxda al islaamu diinu waxda wa atasimu bi hablillahi jamian wala tafarraqu wala takunu kalladina farraqu diinahum inna alladina farraqu diinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay inna alladina farraqu diinahum wa kanu shiyan lasta minhum fi shay waaw wala tanabadu fa tafshalu wa tadhaba rihukum xam nga aaya yuy woote nekk benn bari na loolu moo tax ma jaaxle bu jullit ñi nekkul benn loolu daf may jaaxal mais du nekk benn rek moo yore l'islam aussi hadaful islam maanaam bokk na ci li koy dooleel mooy adala loolu moo ko mayoon doole justice te yàlla mu ngi wax ne i'dilu huwa aqrabu lit taqwa na ngeen maandu du noonu koy firee ci wolof maandu leen i'dilu mooy soyez juste bu ngeen dee atte ngeen atte ci dëgg maandu te bu ngeen dee wax ngeen wax ci dëgg ci maandu te bu ngeen dee def ngeen def loo xam ne
lu maandu lay doon ndax yàlla nee na inna allaha yaamuru bil adli wal ihsan bil adli yàlla day digle kon diine l'islam bépp organisation wala bépp xalaat bu jëmale nit ñi ci maandute loolo ci diine l'islam la bépp organisation bépp xalaat wala bépp jëf buy tax nit ñi du ñu maandu du ñu am maandute du ñu dëggu kooko islam dàq na ko même boo fi jullee nga woor nga dem màkk nga def loola neex waaye duñu la tuddee dañ la tuddee jullit ñii rek waaye des na kon nañu bàyyi xel ci yooyu te yàlla tabaraka wa taala dafa yónni yonent yi mu ne a'uuzu billahi min ash-shaytaani rajim laqad arsalna rusulana bil bayyinat wa anzalna ma'ahum al-kitaba wal mizan lu tax li yaquuma annaasu bil qist kon islam li ko tax a jóg mooy dox dëgg maandute yàlla ne yónni na yonent yi jox leen ay téere ngir ñu wax dëgg ngir ñuy doxal dëgg kon nag islam a ko ginnaaw julli ak woor ak dem màkk ak yooyu yëpp xajjul bayti gi yooyu yëpp ak dégg nga maam ak iman bi nga xam ne moom neku yantiqu lisaanu wa taqumu bihi aljawaarixu yu mel noonu comme niñ ko waxee ci hadis bi loolu ginnaaw loolu bu lii amul day mel ni jëmm ju amul ruux moo tax day mel ni société ba day nekk ci anarchie yàlla ñu yàlla musal ci loolu amin incha allahu yal nañu yàlla musal ci loolu mu doon loo xamante ne lu am solo la xëy na ñëwul dëgg-dëgg la ci li ma ko laaj ndax dama ko laaj wuute gi nga xam ne moom mooy am ci ñun léeg-léeg lan moo koy waral xëy na dafa kiiwaat jërëjëf yaa ngi may fàttali maanaam fa laa jëmoon wuute bi li ko waral man ni ma gisee wuute bi ci àddina bi waxuma Sénégal sax rek mais wuute umma bi dafa profond dafa yàgg wuute du mun a ñàkk ci xalaat àndaana am boo gisee mazahib yi am wuute ay xalaat la woon mais wuute wuñu ci alxuraan ci déggin bi la ñu wuute wuñu ci hadis yi la dëgg la mais ci déggin bi la ñu wuute ci interprétation yi wuute nañu ci lu alxuraan tuddul hadis tudd ko waaye ci société bi la créé woo loolu dañ ci d'accord kon wuute ci xalaat am na ci temps yonente bi saxaaba yi dañ daan wuute ñëw ci yonente bi yonente att leen mais ku ci wuuteeg sa morom bu la yonente bi waxee nga nangu moo tax wuute am na li ci islam d'accord maanaam ci xalaat mais buñ la gindee nga gindiku wuute bi bon mooy ku nekk sos loo xam ne lii du sunna du farata du funna nga bugg ci xiir nit ñi bugg a xool sa bopp delloo l'islam bi ci sa askan ak sa bëgg-bëgg yooyu mooy indi wuute ba nit ñi xam ne fi mu ne kii kat li muy woote ci boppam la jëm waaye jëmul ci l'islam yooyu bari na gis nañ ko depuis longtemps moo tax gis nga Aboubacar radiyallahu anhu bi muy jël nguur yi xutbaam bu njëkk bi il faut ñu ko oustaz il faut jullit ñi di ko il faut ñu koy jàngal xale yi même ñiy def droit ci université yi war nañ leen jàngal xutba bi traduire leen ko jàngal leen ko Aboubacar radiyallahu anhu lu mu wax moom biñ ko defee dafa ne man samp nañ ma fal ngeen ma waaye gënuma leen lii indi wuute yi mooy ne da ngay fal nit ànd ak moom di liggéey fal ko bu demee ba ci kanam won la ne moo la gën
loolu amul ci doomu aadama yi def barrage nag bu mag sa digganteeg moom dootoo ko gis dootoo ko dégg loolu yëfu nit la waaw kon wuute yi du ko indi bànneexu bakkan bari na ci ak ñàkk a topp li yàlla wax topp sa bakkan bëgg da nga maam ne yow yaa nekk ci dëgg doo déglu sa moroom mépriser ko doo wax waxam doo déglu waxam waaw loolu day indi mépris ci société yi loolu baaxul yàlla nañ ci yàlla musal. jërëjëf macha allah ñu santaat ko bu baax a baax di fàttali ñu ngi dalal ki nga xamante ne moom mooy imam Ismaïla Dème di fàttali itam ne membre la ci yi nga xamante ne si moom mooy Konankok. xëy na mu nekk ci maanaam yor si ay taxawaay yu am solo. ñu ñëwaat maanaam tey bu ñu waxee li nga xamante ne moom mooy démocratie. waxaale itam li nga xam ne moom mooy laïcité. jaadu na ñu xam lan mooy démocratie dëgg-dëgg ak lan mooy laïcité. très bien dafa nga am loo jund léegi lu am solo. mooy Konankok. bokk na ci suñuy problème ci wuute yi. te ñu war ko faj. te ñu jógoon pour faj ko. ba léegi ñu ngi ci. mooy ne wuute ci gisum weer bi. dafa am dégg-dégg bu ñu déggoon. booy xam ne nee nañu ñoom dañu war a boole gisin wi. te loolu musul am ci àddina. musul am ci temps yonent musul am ci temps saxaaba yi. ñu boole réew yëpp ñu nekk benn gis-gis mënul nekk ixtilaaful mataale moo am tant que ñun Sénégal loolu docteur Bouchra ak ñi ñu àndal ñu ngi ciy liggéey tant que ixtilaaful mataale jàppuñu ko muy règle d'or dëkk bu ne mun a régler sa problème bopp ci loolu bu dëkk bi réew mi bu gisee réew moomu beneen réew bu gisee te gisul du ko topp. bu dee sous-région bi nag. même bu dee sous-région bi. parce que masala dafa am ci boobu. te yaa ñiy jàng xam nañu hadisu koy bi xam nañ ko. te tamit loolu moo ñu arrangé. économiquement culturellement et cadre unitaire day suñu unité lay gën a dëgëral. suñu maslaa lay gën a dëgëral suñu maslaa suñu biir réew. te loolu nag priorité la te loolu tam l'islam la. bu ay mbir yu dajee yoo xam ne bii baax la bii baax na baax na ñaar yëpp baax nañu waaye bii moo gën a yelloog maslaa jullit ñi mais bii am maslaa jullit ñi ngay topp. ba nga jàpp ne moo gën a am maslaa jullit ñi. mooy ñu def Sénégal ittewoo seeni gis-gisu bopp. léegi ñooñu ne bu fekkente ne dañu wax ne Sénégal pour ñu ittewoo seen gis-gisu bopp te su fekkente ne par exemple li ñuy waxal commission bi wala boog li ñuy surtout Konankok li ñu koy waxal. mooy que ne ñoom 22h ñu fatu même bu fekkente ne information dafa ñëwaat ci ñoom ñu wax ne information mënuñ si sukkandiku parce que base yi wérul. non loolu problème de contact la ak communication. loolu yëpp dañ mun na dañ. c'est une question d'organisation. il faut ñu réorganiser commission bi ñu jël jox leen ay moyens ñu am bureau équipé ko ñu responsabiliser nit ñi. dem gisi suñu kilifa diine yi yëpp. yooyu yëpp def ngeen ko de imam. waaw mais def nañ ko mais des na. lu ci des na dafa am yu des. parce que bu ngeen demee gis bu ma demee man gis kilifa diine yi. yow nga dem gis kilifa diine yi. kay dem gis kilifa diine yi ci même thème mais kilifa diine yi dañuy jaaxle. dañu war a boole suñu bopp ba pare dem gis kilifa diine yi. donc problème bi du l'islam mais ñun la. du l'islam ñun la. acca ñu ñëwaat ci thème bi imam comme ni ma ko waxee woon léegi nga defal ma taarif ci li nga xamante ne moom mooy ak démocratie ak li nga xamante ne moom mooy al almaniya. waaw xam nga man xam nga démocratie bu koy ñi jàng tubaab di wax ñi koy xamle. bu ci gën a gàtt mooy le gouvernement du peuple par le peuple. le gouvernement du peuple par le peuple. xam nga loolu sax bu ñu ko waxee. dañuy lëre nit ñi. fu mel ni Sénégal par exemple. Sénégal ñaata parti la ñu am mot na 300 partis. mot na nañ wax noonu rek 300 partis du dëgg. 300 partis politiques. yoo xamee ne
électeurs yi suñu électeurs ñun ñi voté ci fiche bi boo demee xëy na à peu près 6 millions la ñu wax à peu près nañ wax ne 6 millions électeurs du dëgg waaw ma ne 6 millions électeurs ak 300 partis xoolal loolu nu doy waar kon kenn wotewul ci fiche électeur kenn wotewul ana peuple bi c'est le peuple qui gouverne le peuple n'a pas voté te électeurs yi 6 millions boo dindee du électeurs yi de fiche ñuy transcrire la ñu bind ñu bind ci fiche électorale bi mais ñiy wote day moo gën a néew loolu moo tax dañu war a seetaan moo tax ñi nga xam ne ñooy àtte toog ci démocratie loolu du démocratie démocratie mooy lan mooy la voix de la majorité la majorité mais booy seet dëgg ndax ñoom am nañu majorité non amuñu majorité parce que kenn wotewul xoolal 17 millions sénégalais 17 millions 6 millions ñoo ciy wote ñoo ciy bind ci fiche électorale ci biir 6 millions yi ñoom ñëpp duñu wote waaw léegi nga bugg a defal démocratie ci loolu la war nañ ko seetaat man de defuma droit waaye nag duma politicien tam waaye xanaa nit dana xalaat ñu xoolaat li ñuy wax loolu mooy suñu bokk na ci aussi suñ opposition yi ci Afrique ak ci àddina bi tubaab bi du ñu def noonu opposition dafa war a nekk opposition positive parce que waroo ñëw ci créer parti amuloo programme politique maa ngi créer parti parce que dama bëgg ñu yëg ma maa ngi créer parti parce que dama bëgg ñu xam ma maa ngi créer parti parce que dama bëgg am xaalis bu ko defee parti yooyu ñu créer te amuñu programme il faut que ku gagné ci ñoom ñu ñëw jàppale la parce que amuñu programme moo tax ngay gis coalition yi naan diw de dem na fii bàyyi na fii dugg na fii génn na fii parce que du ñu liggéey ci programme seen théorie bu ñuy bugg a jot nguur danañu def programme bu baax théorie bu baax discours yu baax ñëpp d'accord mais bu ñu demee ba ci biir dañuy fénqoo parce que comme intérêt yi am dara moo leen fa indi woon en général ñu baal ma ay yooyu mooy tax dégg nga maam démocratie bi di sooxat te itam responsable politique booy demee bay def politique dafa war a am loo xam ne da nga war a am mesure ci say wax dafay am mesure dafay am sens te boo waxee dafay nekk alxuraan bu ñu bind il faut nga def ko boo ko deful nga ñëw lay wax leen expliquer leen lu tax defuma loolu maa la waxoon lii moo tax defuma ko waaye incha allah nangam kon démocratie lu baax la waaye anamu bu fekkee ne ñala faloon peuple bi dañuy dellu ba kenn ci ñoom amaloo ko njëriñ lu ñuy def waxuma Sénégal de démocratie de façon générale la du ñuy xam ci Afrique noonu la kon ñun la c'est-à-dire du démocratie lu baax la mais niñ koy appliquer moo baaxul. Imam nga baal ma xam nga su fekkente ne dañu wax li ñu wax démocratie. waaw yaakaar naa yaa ngi woon Maroc. waaw te soriwul tuuti fi nga xamante ne si moom mooy Égypte. waaw ñu fay gis ki nga xamante ne moom mooy Jamal Abdel Nasser. waaw xam nga moom daana wax ne bi ñu ko laajee nekk lan mooy politique. parce que bi ma la waxee démocratie. da nga ñëw indi li nga xamante ne moom mooy politique. bi ñu ko laajee dafa waxoon ne as-siyaasatu huwa ma'rifatu masaakilil umma wa sa'yu ila halliha. loolu ma jàpp ne képp kuy politique wala ku politiqueul. yaa ngi jëm si mooy gis nga ne lii de problème la. xam naa lan mooy solution bi naa jóg jëm sa. est-ce que loolu mooy démocratie wala li nga wax ni moom mooy démocratie par maanaam
créer ay parti pour ne nañ ma dégg wala pour na am xaalis. démocratie. xam nga lan mooy démocratie. mooy lu Aboubacar wax. Ali radiyallahu taala anhu tontu ko Omar bi ma ko laajee. ne ko yow amirul muminin Ali ibn Abi Talib. boo ñëwoon tey wax ñu ne gis nga jigéen buy njaaloo kon nuñ lay war a def mu ne leen bu ma ko waxee naa indi ñeenti seede wala ngeen caw ma ni ko alxuraan waxee samanina jaldatan xoolal mu boobu buur ba amirul muminin yemale na boppam ak peuple bi démocratie foofu lay commencé démocratie dafa war a am justice dafa war a am égalité ñoom sax bu ñuy wax daal égalité fraternité yu mel noonu ci seen république française bi donc démocratie égalité nag moom mooy problème démocratie bu amul égalité amul justice te justice mooy lépp moo tax bu ñu demee ba ci islam da nga gis islam nu mu fonke justice. kon lan mooy laïcité. laïcité dafa dugg ci suñu biir. ñun xamuñu ko woon. dégg nga de. laïcité dafa dugg suñu biir. laïcité yépp li ko indi mooy ñoom ci seen histoire ña yore diine ja ñoo doon bundu xotal nit ñi ci gàttal rek ñëpp xam nañ ko man ñëw ma fi pour faram-fàcce loo xam ne historiquement ñëpp xam nañ loolu séparation des pouvoirs loolu lañu indi teg ne léegi dañuy séparer église bi booba église bi wala nañu wax ne de façon générale nañ séparer diine ji ak addina bi loolu mooy laïcité mu am ay principe nag ni ñu koy séparer mooy bëgg a garantir liberté de conscience foofu nag lañu juwe doog islam xam nga islam boo nekkee ci l'islam amoo droit génn boo génnee ñu rey la dafa dire de boo génnee te tey ko ñoom nag liberté de conscience jalal na leen ñu saaga yàlla jalal na leen ñu saaga yonent bi jalal na leen ñu def lu leen neex au nom de la liberté de conscience foofu mooy problème bi kon loolu moo indi liberté d'expression mais loolu mooy garantir liberté d'expression maanaam liberté xurriyatu taabir ñoom pour ñoom démocratie moo koy garantir moo ko indi mais laïcité aussi dañ lay permettre nga am xurriyatu taabir parce que da ngay am xurriya liberté pour gëm loo mun a gëm nga gëm ko nga am liberté manifester ko solennellement publiquement à condition que nga respecter ordre public respecter ordre public ñun diine l'islam defe nañu inna diina inda allahi l'islam l'islam dafa souple mun naa dem ba nga defee ne islam laïque la ngay wëlbatiku xool nga ne ndakki islam du laïque ndax islam moo mel noonu loolu moo jaaxal sax les grands chercheurs la souplesse de l'islam ak ni mu àndeek jamono yi loolu mooy force am xam nga bu yàlla ne lakum diinukum waliya diin mun nga ko firee nu la neex maanaam jàmm na ñooy loolu principe bu laïcité la lakum diinukum waliya diin am naa sama diine am ngeen seen diine malgré la laïcité malgré ne ñoom li ñu indi laïcité du loolu parce que laïcité lu bees la 16e siècle la ñu commencé wax laïcité 1905 la ñu commencé kii yooyu depuis après la révolution
la révolution de 1789 ba ci suuf ba yooyu yëpp xam nañu li ko indi tooguñu fii pour wax loolu mais li ñu war a wax mooy bépp système xam gaa ñi nag dañuy def amalgame léeg-léeg bépp système bu indi maanute ci kaw suuf indi déggoo nit ñi garantir leen dund bu baax bu rafet bundu xotal lu leen kooku système islamique la. aywa bépp système boo xamante ne si. waaw dajale na yi nga xamante ne si moom mooy. maandute waaw dajale na li nga xamante ne itam moom mooy bàyyi kenn ku nekk ak li mu war a def mu def ko. ci yoon bi nga xam ne moom la war a defee. kenn ku nekk itam mu jox ko xorriya mu mën a def li mu bëgg a def. léegi nga wane ne loolu ci l'islam rek la am. waaw pratiquement moom moo mën a doxal yooyu. est-ce que kon l'islam mën na ànd ak démocratie ak laïcité. mais islam mooy démocratie. lan mooy démocratie. démocratie mooy nga fal koo xam ne ñëpp d'accord nañ ne nañ ko fal. nga jiital koo xam ne ñëpp d'accord nañ ne nañ ko jiital. ci yan base. ci volonté populaire. imma nga tànn comme ni ko islam defe woon ci Abu Bakar ak Omar ah. Abu Bakar yonent bi joxoñ na ko. waaye après dañ ko confirmer. imam nga taxawal tuuti xam nga su fekkente ne da nga wax ne l'islam moom mooy démocratie. l'islam moom mooy laïcité. te attention waxuma mooy laïcité. ok nga wax ne l'islam moom mooy démocratie. léegi su fekkente ne loolu mu ngi am par exemple ñu wax ne démocratie comme ni ñu koy waxee. mooy ñu bàyyi kenn ku nekk li mu bëgg a dund mu dund ko ni mu ko neexee. loolu moom mooy laïcité démocratie. te l'islam am na loo xam ne nii des fois du ko nangu ci wàllu dundin maanaam ku nekk def li nga bëgg a def. par exemple bu ñu waxee li nga xamante ne moom mooy li gën a fees ñu wax ne nañu bàyyi kenn ku nekk dundam ñu wax par exemple ñu wax baatu ngóor jigéen l'islam nanguwul boobu. waxuma loolu. bu fekkente loolu moom mooy démocratie. attention dafa am alqiyamul axlaaqiya yoo xam ne lu ñu am démocratie islam loo am démocratie qiyam axlaaqiya qiyam islamiya yi da nga koy respecté. loolu nag mooy suñu problème ak ñoom. parce que ñun lu ñu am xorriya suñu liberté yëpp lu ñu libre loolu mayuñu ñu pour ñu njaaloo. mayuñu pour ñu rey bakkan. pourtant njaaloo yi ci société musulmane yi la gën a bari ak rey bakkan yi ñu ngi fi di rey bëccëg. ana l'islam kon ñun nañu delloo xool ñun amuñu droit islam wax naa la mooy iman ak ihsaan bi. kon laïcité. laïcité ci boppam mooy ku nekk ni ñu ko gisee xam nga Senghor ku muus la woon. le président Senghor. ci moom laa déggoon mu ne muy wax laïcité positive ci moom laa ko déggee. laïcité positive maanaam waaye laïcité positive mooy lan léeg-léeg gaa ñi wax ko. parce que laïcité moom islam dafa am fu ñuy féqoo di xeex. bu fekkee ne ñu ngi laal principe islam yi ñu ngi koy laal waaw bu fekkee nag ci doxalinu ci kaw suuf pour maandute ak jàmm ak jàmmoo ak ormal téere yàlla yi moo xam injil la moo xam tawraat la moo xam da nga am alquran la bu fekkee ne ormal téere yooyu am na loola waruñu ko jagleel rek les religieux mais ñoom dañoo séparer affaire yi ñii ñooy religieux yi ecclésiastiques yi ñii ñooy dégg nga maam laïcs yi ñi nga xam ne affaire u àddina rek lañ ma jox la anecdote ñun imam yi bu ñuy takk bu ñuy ceet yi dañuy woo dëj yi dañuy woo lépp loo xam ne cérémonie religieuse la ñuy woo ñu wax ci suñu xalaat waaye ci biir fi ñu ñuy dëkkee seeni kuréel yi ñuy def pour defar cité bi wala defar addina bi du ñu ci wax dara parce que ñoom defe nañ ne diine warul bokk ci addina
mais loolu mooy seen combat ak islam te islam dafa laal yëpp sumuliya la def bàyyiwul àddina bi ndax l'islam la yàlla waxul loolu i'mal li dunyaaka ka annaka ta'ishu abadan wa amal li axirati ka annaka tamutu xadan léegi nag kayfa taamalu yaa ngi liggéey ormal principe islam yi yaa ngi liggéey ormal diine ji qawaid yi règle yi yooyu yëpp éthique bi lu amul éthique suñu problème yëpp loolu la éthique amatuñ ko te islam lépp lu amul éthique bokkul ci l'islam loolu la ñu war a wax léegi ñu fàttali ne ñu ngi dalal ki nga xamante ne moom mooy imam Ismaïla Dème comme ni ñu ko waxee léegi ci présentation bi mu nekk imam fi nga xamante ne itam moom mooy cité Faysal nekk itam xalifa fa nga xamante ne moom mooy Jama Alwali jiite woon itam li nga xamante ne moom mooy Ligue des imams mu doon koo xamante ne itam macha allahu taxawaayam am na solo lool léegi imam bëgg naa xam lan mooy taxawaayu l'islam ci ñaari tomb yooyu nga xam ne moom ñu bëgg jàmmaar lool muy lan mooy taxawaayu l'islam vis-à-vis ak li nga xam ne moom mooy laïcité ak itam vis-à-vis ak li nga xam ne moom mooy démocratie ak ñoom lan mooy seen objectif ndax dëppoon objectif yu l'islam ma ne bu fekkee ne li ñu wax ci laïcité la neutralité de l'État la neutralité de l'État c'est ça la laïcité et l'égalité de tous devant la loi mais loolu islam la sans distinction de religion ou de conviction loolu noonu loolu la ñu xamale lii mooy laïcité bu fekkee ne nag état bi ñëw na yemale diine yëpp xam nga boo yemalee diine yëpp te am diine buy majoritaire dafa too démocratie non mais démocratie du moom mooy ne ki ëpp doole moom la ñuy jox kii heureusement comme li Senghor doon wax fii président Senghor ñu ngi koy gérer mais ba léegi am na ay fay ndax nag état bi day sot état bi day sot état laa wax waxuma bii de état day sot waaw état day sot waxuma état sénégalais wala mo état na nga wax état yi rek laa wax état souvent dañuy sot loolu mooy problème bi te souvent population yi dañuy gis cot gi mu naxari leen ñu koy exprimer woo neneen événement yu bari yi xew fii loolu la xam nga bu ñu demee ba xale yi léegi dugal ci manifestation yi ay toj boutique ay jël alalu jàmbur yooyu yëpp ñun sëriñ si en fait man du ma sëriñ mais ñun taalibe yi taalibe yi ak ñiy xalaat ci l'islam ak vraiment xalaatkat yi war nañu xalaat loolu bu baax a baax a baax xalaat bu baax a baax a baax a baax loolu léegi yooyu noonu maanaam démocratie ak laïcité ban impact la am ci société bi fii waaw man defe naa ne ci biti réew boo fay dem comme ñun dañuy faral di voyager ñoom Sénégal fonk nañ ko trop ci domaine boobu dañuy jël sax comme exemple modèle naan yéen daal seen réew am na jàmm ndax diine yi déggoowuñu diine yi déggoo nañu alors loolu atula parce que tamit addina bi wax naa la islam dafa souple waaw mun na ànd ak lu ne mais nag nañu respecter les règles immuables dafa am yoo xam ne c'est immuable ke du changer ci l'islam ku ñëw nañu du ngeen julli juróom buñ la teree julli wala tere la def say devoir religieux wala bundu xatal la ci sa diine bu boobaa da nga war a taxaw
imam su ma la déggee dafa mel ni kon da nga bëgg a wane ne l'islam soxlawul démocratie soxlawul laïcité. islam démocratie la bu ñuy doxal islam rek on est démocrate. c'est-à-dire démocratie bi nga xamante ne si moom la ñuy faral di tudd. parce que bu dee l'islam xam nañ ne l'islam démocratie la. parce que ni muy doxalee li nga wax loolu moom mooy démocratie. mais dafa am démocratie boo xamante ne moom lu ñu moom nga doon définir sànq. muy démocratie politique ak laïque politique. est-ce que l'islam soxla na yooyu. xam nga problème bi lan la. islam li mu soxla mooy kuy appliquer loolu. islam def ko non seulement def ko soxla mais daf ko wax wa amruhum shura baynahum. shura lan la consultation. se consultez-vous entre vous. loolu mooy première base de la démocratie. doo jóg rek def loolu neex ne man maay buur bi. man la ñu woteel maa am voix majoritaire. te voix yi booy seet peuple bi 17 millions yi comme li ma la waxoon exemple boobu laay joxe ci Sénégal rek 17 millions yi ñi ci wootee motuñu 6 millions. yooyu la quoi. kon islam non seulement dafay kii yooyu mais dafa digle loolu. dafa digle démocratie waaw. ci xutba Omar bi gis nga ko. lu mu wax bu ma defaree ngeen dimbali ma bu ma yàqee ngeen wëlbati ma ngeen focc bu ma dëngee ngeen jubbanti ma. ban kilifa mooy wax loolu bu ma dëngee jubbanti leen ma kooku mooy démocrate. am na kilifa yoo xam ne boo leen wotalee ba pare ñu dëng nga bind leen ne leen dëng ngeen def leen nii kon ñu tëj la. kon ci nit ki la ci ñun la am na ku doon wax naan on a besoin des institutions fortes ku wax loolu am na ko wax ci borom xam-xam ci président yi ñun Afrique a besoin plutôt des institutions fortes et non des hommes forts. Est-ce que loolu la wax wala mais il faut des hommes forts. Ils sont forts par leur qualité de justice. xam nga boo xoolee imam yow li ngay wax nii ci wàllu laïcité. maanaam dafa contradictoire par rapport ak ni l'islam di waxee. par exemple. astaghfirullah. xam nga c'est-à-dire loolu. bu fekkente ne laïcité bi nga wax. ak démocratie bi ngay wax parce que bu fekkente ne ñoom. li ñu soxla mooy ay institutions yu fort. te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li mu jàngale woon ci démocratie li mu soxla. mooy dafa wax ne al mu'minu al qawiyyu xayrun wa ahabbu ila Allah min al mu'min daif. voilà kon contradictoire am na. mais loolu laa wax. non attention ñoom ñoo wax loolu. ñoom moom kenn ci ñoom. moo wax loolu d'accord naa imam ñoom ñoo wax loolu mais ñoom ñoo indi démocratie. indiwuñu démocratie démocratie grec yi ñoo ko pensé tas ñu bind ci. wax ci ba muy ñëw ci ñoom. loolu ba mu ñëwee ci ñoom ci ay 16e siècle rek wax naa la ko sànq. bon léegi démocratie du kenn moomu ko. valeur la acquis la boo xam ne imayee ko moom. kenn moomu ko tey tamit démocratie am na fu mu tàmbalee mais amul fu mu yem. kon ci nit ki la. tey tamit lépp lu ñu mun a wax ci démocratie. islam alquran wax na ko. jërëjëf macha allah ñu sant ko bu baax di sant itam ñi nga xam ne ñoo ñu suivre di wane ñi nga dalal nga xamante ne moom mooy imam Ismaïla Dème ci tomb bu am solo mooy l'islam ak démocratie ak laïcité fii ci réew mi xëy na ci la ñuy waxee léegi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom ndax mës na jëfandikoo démocratie ak laïcité su fekkente ne jëfandikoo nag nan la ko daan jëfandikoo ak kan la ko jëfandikoo. mais naka lay yonent bi di jëfandikoo laïcité amul woon ci temps yonent. léegi wax ma démocratie kon. kon ndax démocratie di jëfandikoo na ko moom. non démocratie aussi wax naa la ne jëfin bi. ak digle bi mu ngi ci principe bi ñu ngi ci alxuraan. parce que buñ la nee an ihkum bil adli. inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani loolu démocratie la. parce que démocratie li koy téye mooy adl waxoon naa la ko sànq. kon loolu mun nañ ko dugal ci biir démocratie. buñ la nee
yaa ayyuha alladina amanu kunu qawamina bil qist shuhadaa lillahi walaw ala anfusikum ah qawamina bil qist mais kooku bu amul dem xist amu fi problème bi mooy suñu xist bu amul xist ci mujtama démocratie du fa am te yooyu yëpp démocrate yi dañu koy def dañ koy wax ne lii mooy garantir démocratie bi mooy garantir lii mooy garantir justice mooy garantir liberté d'expression mooy garantir da nga maam égalité yooyu yëpp liberté d'expression l'islam nangu ko liberté d'expression am na fa kay ci mujtama Muhammad ak Umar mais Umar jóg na di wax benn saxaaba interpellé ko ne ko bul wax dara tant que expliqué wu ma li nga sol foo ko jëlee loolu kay c'est une liberté d'expression mais ak liberté d'expression bi am tey ban bii xew non donc bu ma wax liberté d'expression nee ma anarchie bi am tey kon anarchie non anarchie moo fi am politique nag ma ne trop de démocratie tue la démocratie trop de démocratie tue la démocratie Sénégal est-ce que démocratie am na fi anarchie moo fi am mais jóg ay responsable di jóg di saagante di xeex di xuloo di tey nga ñuul ëllëg nga weex ginnaaw ëllëg nga bula yooyu du defar réew mi du defar réew mi yooyu defar réew mi de moo tax massa wu naa topp ñii may wax nii massa wu naa leen ku yore réew mi massa wu naa ko ku am ay taalibe massa wu naa ko xalif généraux yi massa wu naa leen responsable yi ci réew mi ñoom ñëpp massa wu naa leen parce que anarchie moo fi am fi mu ne ñu wax ko ak ñu wax ko nit ñi ñooy def anarchie boobu imam kan moom moo ko indi politique moom moo ko indi wala religieux moom moo ko indi wala population ci boppam ñoom ñooy anarchie bi ñoom ñëpp ay responsable lañu kenn mucc ci parce que éthique bi ñu doon wax moom la ñu gisatul ci politicien bi du ñëpp nag du ñëpp ah généraliser loolu moom scientifique waru ko def mais loolu mooy phénomène bi nga xam ne moom la ñu gis kon politique itam day am éthique bu amul éthique rek nit ñi dañ lay jëppi loolu moo tax nag ñi ñuy politique ñi ñuy diriger ñoom tam ñu mel ni ñu mel donc mbir maa ngoog il faut que ñu xam ne politique yar la responsabilité la liggéeyal construire la cité gérer la cité loolu lañ ko tuddee gérer la cité dangay doxal addina bi doxal nit ñi gestion de la cité nag doo ci génne l'islam mënul génn gestion de la cité mais cité bi est composée des personnes des personnes humaines mënuloo gérer cité bi génne diine ji parce que ñun suñu diine bu nduxatal woon kenn au contraire suñu diine ji ba mu ñëwee moo yee ñëpp moo dajale ñëpp ñoo bennoo ñëpp ñoo jubale ñëpp waaw te loolu ba léegi ñu mën na dox. jërëjëf macha allah imam pour tàggoo tey bu fekkoonte da ngay proposer benn modèle ci politique astafurlah ci li nga xamante ne moom mooy démocratie ban modèle nga may proposer ak itam li nga xam ne moom mooy laïcité ban modèle ngay proposer. non man moo doon proposer man awma lu may proposer. man dama analyser. l'islam kon proposé na. non l'islam laa bëgg ñu nit ñi dund ko. bu ñu ko dundee du ñu soxla laïcité. du ñu soxla démocratie. du ñu soxla di werante du ñu soxla di xeex. mais su du ñu soxla di xuloo. imam su fekkente da ngeen bëgg ñu dundal l'islam te ñi nga xamante ne ñoom ñoo ŋànk l'islam. par exemple bu ñu waxee wàllu croissant lunaire. waaw jubboo amu fa. mënuñoo ànd ci ni ñu dëppoo ci lenn. déjà problème am na ak yeneen yoo xamante ne su koy waxee jaar fii ci wax jaar fii imam yow tamit. ma ne loolu yëpp xam nga laïcité moo ko indi. bokk na ci xam nga ñun dañu wax avantage vari laïcité waaye inconvénient laïcité bi. mooy ne ñu bàyyi ku nekk wax ku nekk sos sa kuréelu diine. diine l'islam bi di supporter lu mu warul supporter. loolu bokk na ci inconvénient yi. mais pourtant duñ ko wax loolu. ku jóg rek sos sa mbir ci turu diine. wax lu la neex ci turu diine.
boo amee ay mbooloo état bi ñëw confirmer la bu la confirmer wul tam booy def mu ñëw taxaw léeg-léeg sax mu jox la ay enveloppe waaye yooyu day encourager anarchie bi anarchie bi ñuy vivre bii nañu ñaan yàlla nañu ko yàlla teggil. jërëjëf Imam lan nga jàpp ne waroon naa la ko laaj te laajuma la ko si benn minute ñaar nga tàggoo waale. man daal li nga wax sama xilaafa bi. xam nga man ak Cheikh Al Maktoum. Cheikh Tidiane Maktoum ñoo xaw a nuroo gis-gis. ci ni ñu gisee xilaafa. xam nga waxoo déggaloo ma may wax xalifa laa. wala ñu may invité ma naan musuma wax loolu. parce que ñun ku nekk ci kaw suuf rek xalifa nga. parce que sama xilaafa affaire famille la affaire diine la. dañoo dajale ñoom ñëpp laxas ma kaala bi sax laa bëggoon takk tey ci télévision ñëpp gis ko. mënoon naa ko def nii nag. parce que kenn gënu ma fee nekk sëriñ. dañ maa ëpp doole. gën maa neex làmmiñ. ñoom ñëpp ñoo dajale sama mbokk yëpp ñoo dajaloo. laxas ma kaala ne ma yow yaay xalifa jama alwaali. waxuma la jama alwaali sax waaye ñu sant dem te soxe ko jama alwaali yaay seen xalifa. léegi Covid bi imam waaw fi mu toll nii garaaw na gars yi ñu ngi génn masque yi am na ñoo xam ne ba tey gëmuñ ko cool yi bëri lool. ana sama masque néew yi faatu gi ba maanaam bëri na lool mu dem daal ba nga xamante ne nii des fois da ngay demander sax ndax troisième vague bi dafa am impact ci li xew wala déet. premièrement ñu ngi jaale ñi nga xam ne ñoo faatu. di masawu coono médecin yi. corps médical di leen féliciter. di sant ministre de la santé wax dëgg yàlla jàmbaar la. mu ngi doxal ndigalu président. te dégg nañu ne am na ay yeneen vaccin yu ñëw yu bees. ñu ngi ci daal. dégg nañu tamit ne ñi nga xam ne ñoo ki am na fu mu ko jànge ci benn journal. ne ñi nga xam ne ñoom la Covid bi laal bu ñu demee hôpital dootuñu fay dara. dañ leen di jël en charge gratuitement. yooyu yëpp ay jéego la ñu ngi leen sant di leen gërëm. nañu góorgóorlu démocratie dafa war a ànd ak dundin bu neex. démocratie dafa war a ànd ak yërmande. démocratie dafa war a ànd ak ndimbal. ñu ngi ci ndimbal yi. ñu ngi ci waaye des na. yàlla na leen yàlla jàppale. waaw yàlla na leen yàlla jàppale. nañu wàññi politicienne yi. te jël alal ji delloo ko peuple bi. delloo ko réew mi. dafa mel ni ñun boo génnee xam nga lu tax léeg-léeg da ngay nekk ci dans une situation embarrassante. boo génnee nit ñi dañ lay teg fu kawe. boo duggee nga xeeb sa bopp. parce que ñun ñoo mel noonu nous sommes ambitieux. Sénégalais dañu bëgg lu baax. te Sénégalais dañu civilisé. te tamit gaañ dañu teg bët. moo tax ñun juboo rek moo ñu war. liggéey rek moo ñu war. defar rek moo ñu war. maa ngi représenté Sénégal. ci kuréel bu ñuy wax Ligue des imams et oulémas Ligue des imams. oulémas et prêcheurs. des pays du Sahel. pays du Sahel Mali la. Mauritanie Burkina Faso Niger Nigéria ak ñun ak Guinée Conakry. ak Sénégal ak dégg nga maam Côte d'Ivoire. presque at bu ne danañu dajee ñaari yoon. li ñuy wax mooy terrorisme bokk na ci suñu terrorisme. ak mbas mi. lu ci état bi def ñu xeeb ko. ñooy fléau yi nga xam ne bu ñu moytuwul ñoom ñoo ñuy déstabiliser. imam looy tàggoo. kon ñu ngi lay sant di la gërëm. Mbeng xaw nga yëngal góor gi tey. sa question yu pertinente yi. yàlla na yàlla taxawu la. yàlla na yàlla yokk xam-xam bi. ñu ngi remercier ñi nga àndal. di ñaanal télévision bi. Africa 7.
di jaale mbokk yi dem yëpp suñu mbokk yu baax dem nañ fi suñu mbokki bopp suñu mbokki bopp waa Jamaa Alwali dem nañ fi waa Saalum suñu mbokki bopp dem nañ si léegi rek suñu xarit Ousmane Gueye te doon joxe émission islamique bi dem na yàlla na ko yàlla yërëm ay diplomate dem nañu yoo xam ne ñoo doon liggéeyandoo ñu bari dem nañu kon nag ñun tam dañuy dem waaye ñuy ñaan yàlla bu mu ñu yóbbu ci mbas mi incha allah waaw yàlla na ko fi yàlla yemale ñu ngeen sant di leen gërëm di leen baalu ax di ñaan yàlla ñu yàlla boole baal incha allah aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum wa li saa'iril muslimin jërëjëf macha allah kon mu kii nga xam ne moom lañ dalaloon tey moom mooy imam Ismaïla Deme ñu la waxtaanu tomb bu am solo mooy l'islam ak démocratie ak laïcité ci réew mi nan lañ ko mën a jàngate ba mën a jël njëriñ boo xamante ni dina ci génn ci wàllu l'islam ñu sant ko bu baax santaale itam ñi nga xam ne ñoo ngi doon suivre ñëpp ñiy toog seen soxla du suivre ñëpp sant nañ leen bu baax a baax ñi nga xam ne itam ñooy ànd ak ñun ci plateforme yi moo xam li nga xam ne mooy YouTube la moo xam Facebook la moo xam Instagram wala bu mu mën doon ñu ngi leen sant bu baax réseau câble yi sant nañ ñëpp ñi nga xam ne itam ñoo ànd ak ñun ci li nga xamante ne moom mooy TV Dérange canal numéro 9 wala ñu ànd ak ñu ci TNT bi canal numéro 16 sant nañ leen bu baax gërëm nañ leen di sant itam ñi nga xam ne ñoom la ñu àndaloon fi nga xam ne moom moo cité Faysal muy ki nga xamante ne moom mooy Pape Sarr ak nga xam ne moom mooy Pape Oumar Diop di sant itam Babacar bi nga xamante ne moom moo ne ci wàllu régie bi di sant itam nga xamante ne moom mooy Mariama Diaw Traoré ak nga xamante ne moom mooy Makhtar Thiandoum Youssou Gueye ñëpp ziar nañ leen bu baax di sant bu baax ne tey gërëm ki nga xamante ne mooy suñu directeur général Aliou Ndiaye ak képp koo xam ne mu ngi topp ci gannaawam di liggéey ñu leen sant bu baax di leen gërëm di sant soppay Arrouche du gépp di leen gërëm bu baax di leen ñaanal yàlla di ñaan yàlla mu defal ñu jàmm defal leen jàmm defal ñu sutura ñi nga xam ne itam ñoo génn àdduna ñëpp comme ni mu ko waxee ñu tudd ci kenn ki nga xamante ne moom mooy oustaz wala imam Ousmane Gueye nekkoon fa nga xamante ne moom mooy RTS doon def taxawaay bu am solo ci lettre musulman mu man ni wax bi yëpp benn la gindi la ñu bëri leeral la ñu bëri yal na yàlla gindi ko yal na yàlla leeral bàmmeelam di leen jox rendez-vous ajjuma incha allah beneen tomb ak beneen gan salaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu. salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. Shukran.